jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës ci aéroport Léopold Sédar Senghor ba woon liggéeykat yi nga xamante ne nag ñoom ñooy féete ca ADC ñenn ña ngay wéy di ñaxtu ndax nee nañ ba nëgë ni xamuñu fu ñu féete kenn waxu leen ne nag dañoo war a dem kon ci aéroport bu bees boobee la ñuy sàkku rek jamono ji mooy ñu wax leen fu ñu féete foofee bu ñu fa dese itam daañu wax ci yeneen i liggéeykat yoo xamante ne ñoom it meex nañu lool ñu yëngu ci wàllu recyclage la jëm nag ci chariot ya seen lim toll na ci juróom-ñetti téeméer ñoom it ñu jàpp rek ne ay kon dañoo yori njaboot ba nëgë ni kenn waxul ci seen i mbir ñoom it la ñu bëgg daal mooy ñu dimbali leen ba seen liggéey ñu mën kaa rek yeggale ca aéroport Blaise Diagne bu Diass ñu gis ne foofee ca aéroport sax Léopold Sédar Senghor agence nag ña ngay tàmbali di lem seen i bagage ndànk-ndànk ya fa jot a des nag ña ngay waajal ñoom it ngir rek wutali ca aéroport ba beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag dogal bi nga xamante ne Sénégal jël na ko jamono ji fekk ji na nag réew yi nga xamante ne ñoo taxaw lànk ne ñoom ànduñu ak dogal bi Donald Trump jël muy njiital réew bu Amérique moom mi nga xamante ne dafa taxaw tey jii nag ne Jérusalem daf ko rek daal di nangu kon maanaam bëgg na daal Jérusalem kon nekk capitale bu Israël loolu nag mu nekk loo xamante ne dañu koo yàgg xeex ñoom waa Palestine lu ni mel nag Sénégal moom amatina ab position ci wàllu woowee laaj nag daal di samp mbaa ñagas di doxati ci diggante Dakar ak Tel Aviv gan gi tey ji Alpha Wali Diallo la moom nag xam-xamam màcc rek ci question internationale moom lañu fas yéene dalal ci plateau bi ci kanam tuuti lay doon mbokk yi bu ngeen taaxee ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak liggéeykat yu nekk fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor ba woon liggéeykat yooyu nag di yëngu ci wàllu recyclage ci wàllu chariot seen lim nag toll na ci juróom-ñetti téeméer nee nañ nag xamuñu fu ñu féete ñoom liggéeykat yooyu ndax la ñu bëgg daal mooy ñu rek ubbi seen gët wax leen lu leer ca fa nga xamante ne fa la ñu jëm ëllëg nag la ñu bëgg tamit wax nañu ko rek mooy kon mën a yeggale seenub liggéey ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass Habib Faye ci leeral. jaaxle lañu def moo waral ñu toog wër seen baraada fas yéene ataaya ñoom ñi doon pousse chariot yi ci aéroport Léopold Sédar Senghor tey seeni liggéey ñu jël ko yóbbu ko ca aéroport international Blaise Diagne xamatuñu fa ñu jëm te it la ñuy sàkk moo di ñu gën leen jox cër. ñu xëyee suba ba léegi bi ñu ñëwee toog la ñu def. parce que mënoo chariot yi lan moo koy doxal mooy passagers yi ñoo koy doxal arrivée ak départ bu passagers yi dem départ ñoo utiliser chariot yi passagers yi ñëw ñoo utiliser chariot yi donc bu génnee ci arrivée bi nga jël yóbbuwaat ci biir bu nekkee ci départ bi nga jël génnewaat ci biti. benn engagement boo xamante ne moom moo ñu lié woon ak ADS mooy lan bi ñu fi ñëwee dafa am tâche boo xamante ni moom lañ ñu confier mooy yéen ay gérer recyclage chariot ak manutentionnaire bi mooy tapis bi bu paanee ñun ñooy dem. gérer bagage yi au niveau du sous-sol wala ak aérogare bi ñun ñoo gérer aussi tamit tapis yi au niveau de l'arrivée bu vol yi wàccee mais jëluñu en compte ci processus su transfert bi nga xamante ni moom moo am ci aéroport bi jëluñu en compte mooy lan mooy am nañu ay responsable yoo xamante ni ñoom ñoo nekk ADS donc ñun bi ñu ñëwee ñoom ñoo ñu joxoon suñu ay prérogative suñu liggéey lan ak lan la war a nekk ñoom aussi tamit nee nañu ba léegi nii liggéey bi jeexul. ñoom ñi ñu gis ne sax tey jii dañu leen sacrifier. waruñ ñu sacrifier parce que sacrifier laa ko mën a tuddee mooy benn processus am na da nga waroon jël en compte éléments yi nga xamante ni yëpp utiliser wër nga leen pendant 5 ans ci bërëb boobu. ñoom nanguwuñu la wax tamit la réalité mooy ndax affaire bi jeex na wala affaire bi jeexul ñun suñu gis-gis mooy affaire bi jeex li ñuy sàkk mooy ñu xam ni ñun ci kër gi la ñu bokk. ñu xam ni ñun ci ADS la ñu bokk parce que tey jii nii liggéey bi ñuy def fii nii nu mu mënti demee day am biir Diass. tey jii ñu ngi gën di am yaakaar ngir rek ñu delloo leen ci seen place yooyee ngir ñu mën a am lu ñu yóbbu ci seen njaboot yi. waaye la ñuy xaarandi rek moo di seen employeur woo leen ngir ñu mën a wëyal seeni liggéey.
ci aéroport boobee la ñuy des ndax ñi it ay liggéeykat lañu yu bootu ci ADS ñoom nag nee nañ ba nëgëni xamuñu fu ñu féete ndax kenn waxu leen lu leer dañoo war a dem ci aéroport bu bees ba am déet lu mu ci mën a doon daal nañu leen leeral ndax fi mu ne yàkkamte nañu lool ñoom it yeggale seen liggéey Mame Birame Diouf moo leen seeti woon. Léopold Sédar Senghor kilifa yi sax xamle woon ni ba midi kon ci juróom-ñetti fan ci weeru décembre gi du amati benn roppalaan goo xam ni dina fa jóge dem bala sax am gu fa teer chef département logistique ak transport sax bu AIBD xamle woon ko aéroport international Blaise Diagne di ab bërëb sax goo xam ni kon am na yenn ci ay liggéeykat yu ADS yoo xam ni ne woon nañ bu ñu sañoon jamono ji ñu ne fa wéyal seen liggéey ndaw li di xam ne ni gëmatu ko nag. Je suis un électricien au niveau de l'ADS, ça fait presque 2 ans. Bon titulaire yi rek ñoo demagu mais ñun prestataire moom jusqu'à présent ñun ñëpp ñu ngi fi. waaw alors kañ ngeen ñu dem. loolu moom xamaguñu. ba léegi waxaguñu dara on est là on a un contrat avec ADS jusqu'au 31 décembre on les écoute franchement. yéen a ngi xëy di ñëw di liggéey mais defoo leen dara. xëy di liggéey defuñu dara moom. moom mi nag bañ feeñ ci caméra bi mu ngi xam ne ni nguur gi du nii kat lay lijjantee xëyu ndaw yi. dinañ auberger ba 31 décembre après ñu daal di ñu bàyyi ñu génnee ñu. am nga yaakaar di ngeen leen yóbbu foofu noonu. non pour le moment amaguma benn yaakaar wax dëgg yàlla ci li may gis ak li may dégg ak li may sentir prestataire amul fa place parce que lan la dafa am li nga xamante ni ñi fa nekk xamuñu ko du ñuy dégg prestataire du ñu foog ni technicien de surface ñoo fa nekk ay prestataire ay brigade vert alors que il y a des techniciens yi nga xamante ni techniciens supérieurs qui ont leur BT et leur BTS. monsieur Niang moom ne woon agent bu SHS tey di liggéeyal 2AS ak ki naataangoom di waaj a dem ca AIBD. actuellement dañuy dem pour traiter les vols dañuy xëy nii voilà donc dañuy xëy AIBD aéroport bu bees bi leen rek moo ci xaw a métti bon parce que le transport dafa sori à part ça vraiment on se plaint de rien. ci ay souvenirs ngeen fiy garder. waaw lu ñu fa garder ay souvenirs yu mag parce que vraiment comme depuis 79 ba léegi ñu ngi fi vraiment bàyyi nañu ay souvenirs yu mag. aéroport international Léopold Sédar Senghor jamono ji ñu jox ko armée bi xar kanamam di soppeeku nànk-nànk ci mbooloo ma fa doon teew saa su nekk boobee transféré guñ ko. ñu des ba tey ci aéroport boobee doon nekkoon Léopold Sédar Senghor kon aéroport boobee gis nañu ni agence yi nga xamante ne sax ñoo fa nekkoon ña ngay tàmbali kon di lem seen i bagage ndànk-ndànk di wutali nag ci aéroport bu bees ba ña fa jot a des ñoom it ña ngay wane wu fi mu ne nii ndax ñëpp xam nañ ni kon ñoom it ña ngay lem seen i bagage ngir dem tey jii ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy aji tukki ga ñëwoon foofee ñu ca baree bari gisoon sax billet jafe woon na lool ci ñoom ay satupay tali aéroport yi wéet loolu dem beeg dikk bi di wéy ba tey boo seetloo nag yenn buntu agence yi ak compagnie yi dañu tëj bi ñu laajtee nag ñu ci bëri ci agence yi ñoom toxal nañu seen ay bagages yóbbu ko ci aéroportu Diass bi ñi fi des kës néew ay réglages yu ndaw la ñu war a lijjanti balaa ñuy dem ndaw si nag moom dafa ñëwoon di wut ci billet ci benn compagnie ndax day pare voyager. dama ñëw ci aéroport bu jënd ci billet parce que dama war a voyager normalement je devais voyager demain j'ai appelé dama woo agence bi jotuma leen ma ne xaaral ma déplacé wu ñëw xool waaw bi ma ñëwee gis naa ne remarqué naa ne agence yu bëri taxu nañ aéroport bi wéet na lool. mu jaral ko nag mu dem ba aéroportu Diass ngir jënd billet naam fu mu nekk nii lépp tëj na. même si ce sont à Diass. loolu du problème ci man amul benn problème lu mu sori dinaa dem ba foofu jël ko. déplacé vers Diass. dem mbég dëkk bi di wéy ñenn ñi wéy di toxal seen ay bagages ba tey ñi nekk ci wàllum fret bi ak yeneen i agent des fi ndax am lu ñuy xaar mu mel ne nag yàggatul dara aéroportu Diass dina dalal gan yi nga xamante ne ñoo des ci aéroport Léopold Sédar Senghor. aéroport Léopold Sédar Senghor toxal nanu ko aéroport international Blaise Diagne bu Diass la ñuy wax tey jii askan wa yeewoo ca Sacré-Cœur 3 quartier boobee soriwul lor aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom nag fi mu ne nii fàttaliku kese la ñu am seen diggante kon ak aéroport boobee ndax la leen ca gënoon a neex sax xëy na mooy léeg-léeg coowal avion ya ñu daan dégg dañ ci ànd ak Aminata Mbaye Sow. ñu ngi fii ci ay dëkkuwaay Sacré-Cœur 3. kër yi nag yu ci gën a bëri dañu sës rëkk ci miiru aéroport Léopold Sédar Senghor ba sub tey bi bruit avion jafe na fa dégg mu mel ni lu ñu toxal aéroport bi tàmbali na wéetal quartier bi le en 2016 bi mu ñëw benn guddi nii ma wàcc liggéey ñëw juste ma tombé ak aéroport kii avion bi di romb donc dafa nekkoon lu ma neex quoi ma taxaw di ko seetaan muy def demi tour et tout donc moment boobu moom neexoon na ma donc su ma sañoon dañuy continuer nekk fii.
machine bi day riir ba rajo bi sax duñu mën a dégg sax lu muy wax yéen sax dégg may tooñ sama copain ma naan ko siggal balaa avion bi di la laal. am na benn avion bi faral di ñëw le matin day def riir bu fort quoi mën na fi taxaw ay 15 minutes di def bruit donc loolu première fois bi ma ko déggee woon franchement dama tiitoon dama jógee suñu néeg daw ba sama néegu yaay mu jógee sama yaay daf ma doon a ree sax. ñi fi dëkkee dañu fàttali li ñu doon dund ak bruit avion yi lee bu dee naam sax nangu nañ ni risque yi amoon na seen digganteeg aéroport bi lee. Il y a des maisons ak hauteur bi. C'est pas sûr aussi. Parce que déjà rek bu ñuy romb da ngay dégg fenêtre yi et tout ni ñuy defee bruit. Donc peut-être loolu aussi risque la. su ma seyoon Sénégal war na mën am plus que 2 aéroports. boo dalee leen boo waree am vol 20 heures dalee leen di nga jógee si kër 15 heures problème embouteillage fii bala ngaa génn Patte d'Oie croisement Cambérène buntu Pikine et tout dafa garaaw. aéroport international Blaise Diagne daal di tàmbali liggéey mu mel ni activité yëpp ñu daal di koy jébbal foofule. ñi dëkkee fii ci Sacré-Cœur ne daañu namm yenn bruit avion su dee sax dëgg la naam aéroport walu nekk ay dëkkuwaay. jaajëfal ko bu baax Aminata Mbaye Sow waxoon naa ko sànq tey gan gi Alpha Wali Diallo la nekk spécialiste relation internationale ñu dalal tey jii gannaaw ba ma la nuyoo ñu wax rek ci li nga xamante ne nii kon moom moo xew jamono ji muy dogal bi nga xamante ne kon wala ba position bi nga xamante ne Sénégal jël na ko gannaaw dogal bi tukkee ci njiital réew bu Amérique Donald Trump moom mi taxaw nag tey ne dafa reconnaître Jérusalem mu nekk kon pays réewum Israël ñu gis ni loolee jur na coow lool ci bitim réew. waaye fii ci Sénégal gis nañ ni tey Sénégal ànd na ak réew yi nga xamante ne ñoo taxaw lànk na ñoom loolu du ci dal balaa ñuy ñëw ci yan njeexital la mën a am ci suñum réew xanaa rek ma laaj la nan nga gisee dogal bi nga xamante ne Donald Trump tey jii jël na ko muy nag reconnaître Jérusalem comme capitale bu Israël. asalaamaaleykum soxna si maa ngi lay ziar dinaa si sawar tontu parce que ñu ngi ci gëstu boobu ba léegi. du lii xëy na lii Trump def lu bees la waaye boo koy jàngat ci États-Unis du lu bees parce que en 1995 octobre 95 le Congrès États-Unis à l'unanimité décidé que ni États-Unis dañuy reconnaître que ni Jérusalem mooy capitalu éternel Israël li si desoon kañ mooy parce que ambassade yu bari ñi ngi à Tel Aviv li si desoon te bi ñu defee loolu aussi dafa am beneen présidentiel exécutif boo xam ne président bi moo koy jël pour mën a transférer ambassade États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem donte que ni États-Unis am na consulat à Jérusalem léegi nii ba 95 ba léegi président yi fa jot a aw yëpp ñett lañu loolu bi ñu koy jël ci Bill Clinton la Bill Clinton moo fa nekkoon qui était un démocrate ah Bill Clinton George Bush ñëw Obama ñëw ñoo ñëpp principe bi d'accordoon nañ ci teggiwuñ ko waaye. Comme États-Unis dafa bokkoon ci moo doon pièce moo doon ki nga xam ne moo nekk ci diggu négociation diggante Israël ak palestiniens yi ñoom rafetlu ñu woon ñu jël position boo xam ne nii day dëggal li seen congrès defoon donc dañu bañoon a gêner négociation bi nga xam ne nii boobu ba léegi ñoom ñoo koy dox ñoo koy kii ak loolu. wax nga ko léegi négociation pour parler lañ doon def diggante Israël ak Palestine waaye lan moo motivé tey maanaam décision bu Donald Trump parce que mën nañu wax ni moom peut-être il a été beaucoup plus ferme maanaam moom daal xëy na moom moo sañ yenn sañ-sañ yi sax laay wax ndax xëy na tey dogal bi mu jël ay njiitu réew jaar nañu fi ca Amérique waaye egguñu woon fii tey. lan nga yaakaar ni moom moo motivé Donald Trump ba mu taxawee nii. waaw mais ci campagne am waxoon na ko. nee woon na man mi bés bu ma nekkee président des États-Unis dinaa transférer ambassade États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. loolu bi mu koy waxee États-Unis dafa am nu mu tëddee dëkku lobby la te moom boo xoolee élection taxoon na suuf ba ci dernière minute bi nit ñi newoon nañu di mooy gagné du gagné ba yàlla def mu gagné te li tax mu gagné aussi c'est que dafa défendre ay valeurs yoo xam ne ce sont des valeurs nationales américaines te bu ñu duggee ci foofu rek dañuy ni Amérique dafa mel ni ñaari tànk
la taxaw. benn bi c'est le lobby juif AIPAC am nañ fa doole trop politicien amul politicien États-Unis boo xam ne ni téyewuñ la sa nomination ce qui si seen loxo ça dépend d'eux. beneen bi mooy la droite chrétienne ñi ñuy wax les évangélistes chrétiens kooku ki ko représenté ci campagne Trump bi moo doon le vice-président on parle pas de lui mais il est très puissant très influent parce que kooku moo tax ba les Américains roots ñi nga xam ne nii Amérique rek mos ñu génn Amérique lañ xam ñooñu ñoo vote ñoo tax Trump gagné kooku moo leen xëcc ci Trump donc tey jii ñaari piliers yooyu ma lay wax ku ci nekk ci ñi gën a jege Trump ñooy buum di bumi kenn ki goroom la Kushner qui est un juif orthodoxe modéré noonu lañ koy waxee et Mike Pence qui est un fervent évangéliste chrétien donc ñooñu sa njëlbeen nasoon nañu loolu ni dinañ def jéego boobu donc mais ñi ngi doon ni promesse su campagne la day wax loolu pour am américain yi te it bi mu amee américain yi nit ñi nee nañu si lii la si jublu woon waaye du franchir pas boobu mais ci contexte bi ñu jël nii boo seetee Trump def na fi voyage yoo xam ne am na solo. dem fa Arabie Saoudite ba mu fa jugee boor boobu dafa jaxasoo Arabie Saoudite commencé di xuloo Qatar ak ay affaires yooyu te it gis nañu que ni ba mu fa jugee it lu mësul am ci relation internationale Arabie Saoudite ak Israël commencé nañu neexoo boo xam ne nii jéggi na doyoo te mi ngi commencé jaaxal jullit yi parce que Arabie Saoudite foofu la Makka nekk te Arabie Saoudite bokkoon na si ñi nga xam ne nii ñoo dooleeloon palestiniens yi. tey ñu gis ñu ànd ak ñee. voilà te tey jii gis nañu que nouveau roi bi parce que moom aussi dafa am ay tolof il est prêt à sacrifier les Palestiniens donc Trump li tax décision bi mu jël ko moom aussi sur le plan interne dafa am ay problèmes. Trump ñi ngi ni sax est-ce que dina jeexal mandaawam ba ki démb son secrétaire d'État à la sécurité Flynn a été contraint à reconnaître qu'il a menti au FBI kooku c'est un crime boo xam ne aux États-Unis mooy ki avoué. waaw te it biñ koy gëstu parce que dañu ni woon moom dafa avant élection yi doon nañu waxtaan ak Russie mais bi affaire yi demee ba feeñ en fait gis na Russie mais c'était pour le compte d'Israël parce que dernier jour Obama yi aux Nations Unies dafa am benn vote bu ñu doon def mooy bi Sénégal dugaloon loxoom ba mu jur ñu am waaw diggante Dakar ak Tel Aviv te kooku comme si campagne lañu nekkoon dina ñëw ci coow loolu ndax loolu sax daanaka fa la ñuy daaneel si sax muy coow loolu gannaaw Donald Trump ak décision ba mu jël Sénégal tamit ñu gis ni jël na décision wala boog jëlati na décision ci Israël ndax tey ji wanewaat na une fois de plus que moom àndul ak Israël ni muy doxalee ba dem na sax ba fekk ji réew yi nga xamante ne ñoom ñoo mànkoo lànk loolu réunion d'urgence sax ñu ngi koy wax ni dinañ ko amal muy nag présidence bu conseil sécurité des nations unies bu japonaise ñoom ñoo fas yéene rek amal réunion d'urgence si wàllu woowu est-ce que loolu di indeeti ñàkk déggoo diggante Dakar ak Tel Aviv ñu fàttali ko ci 2016 la amoon déedéet bii pa du yaakaar naa Israël ni mu taxawee woon bii pa du ko taxawee noonu ndax loolu jotoon na fi gi te it nii Israël deful dara parce que ba léegi transféré gu ñu ñoom États-Unis ñoo jël dogal boobu pour Israël. waaye xam naa arrangé na leen nag. arrangé na leen non parce que tey jii Israël ñëpp la gauche comme la droite ñëpp a ngi koy rafetlu
parce que loolu dafa nekk ci seen deret dafa nekk dans ci loo xam ne foog nga gëstu religion pour comprendre parce que ñooñu foofu dañ leen fa dàqoon. léegi ñun suñu réew dans voilà ça suñu réew Sénégal ñun ñi suñu position dafa xaw a doy waar. parce que Arabie Saoudite ñun suñu taxawaay ci umma bi dafa am solo te suñu taxawaay bi lépp mi ngi basé woon ci Arabie Saoudite. Arabie Saoudite bokk na ci ñeenti pays yi nga xam ne ni suñu autorités yee ko wax fii Manka Ndiaye ce sont des piliers de la politique étrangère du Sénégal. Arabie Saoudite, Maroc, États-Unis ak France. bu ñu gisee tey ñii taxawaay bi Arabie Saoudite waroon na am taxawu ko te it jombul que ni suñu diplomate yi xam nañu li nekk ci suuf. seen xel day commencer tey ci kii vis-à-vis de Israël du leen bett. parce que kooku xam nañu que ni Sénégal noonu la mën a taxawee. Sénégal dañu mës a nekk ci gannaaw Palestine. est-ce que beneen ñagas-ñagas également mënuñu ko séentu ñagas-ñagas wala bokk sax xëy na diggante bu gënoon a mën a ratax comme ni muy rataxee suñu diggante aussi ak États-Unis parce que xam nga États-Unis aussi tamit Trump ndax du gis boppam ci wàllu woowee bu seen réew yi xëy na dañoo def bloc. contre li mu wax contre li mu bëgg est-ce que tamit du am quelque part loo xam ne mën na ko yàq aussi benn Trump compté wul ci Afrique wax na ko wane na ko te du mën a singil pays africains yi rek parce que même boo xoolee en Europe la communauté internationale kenn rafetlu ko parce que nee nañu lii ci ay tolof lay indi te fi mu nekk nii zone boobu doy waar boo xam ne nii xëpp ci ndox moo gën di ko ëpp pour xal yi gën a meññ donc position Sénégal bi c'est normal mais duñ ci séentu mu dem bay am ay rupture tolof ci yenn yi waaw parce que Israël mi ngi courtiser Sénégal Israël dafa soxla Sénégal. am na ay intérêts non c'est-à-dire au-delà même des intérêts Israël lu mu mësuloon a am na ko léegi mooy une politique africaine parce que effectivement li am solo mooy dañu toll monde bi ci benn phase boo xam ne ni États-Unis seen doole mi ngi wàcc ci boor boobu te il faut mu am lu leen remplacer te. ñoom seen gis-gis Israël rek a mën a jouer rôle bi nga xam ne ni États-Unis moo ko jouer duñ ko bàyyee Russie donte que ni Russie mi ngi fay am ndam ci guerru ki Syrie bi te Iran mi ngi commencé am doole te booy seet pays musulmans yi nga xam ne nii ñoo taxaw naqarlu ko ba woote Arabie Saoudite bokk ci donte woote na réunion OCI mais ña fa dem yëpp mais ku la abal bët wax la fooy xool. mais est-ce que réunion d'urgence boobu sax ñu wootee dina am loo xamante ne xëy na Palestine dina ci tirer profit mais dafa mel ni tey kon Palestine daal mën nañ na ñàkk na. non affaire bi du affaire Palestine rek. parce que Jérusalem c'est le 3e lieu saint de l'islam Al-Quds. foofu la yonent bi jóge woon Miraj. problème umma islamique bi la. tous les musulmans sont concernés. du affaire Palestine rek. Palestine xëy na yàlla dafa def ni ñoom ñoo fa ne. mais am nañu poids quand même pour combattre loolu. amuñu poids pour combattre loolu. parce que booy seet ci fan yi États-Unis defoon na lépp ak Arabie Saoudite pour ñaari mouvement yi nga xam ne nii dañ fa nekk doon jàmbaarloo bokk ñoon gis-gis muy Fatah Mahmoud Abbas yi nga xam ne nii waa Hamas. ñi nga xam ne ay bañkat la ñu dañ leen di ni mi yéen da ngeen di collaborer ak Israël te it. dëgg la loolu booy seet Israël comme Arabie Saoudite li ñu bëgg tey mooy jëlee fa Mahmoud Abbas teg fa Daxlan parce que Daxlan ñooñu ce sont des gens yoo xam ne nii yàgg nañu jëfalanteeg israéliens yi dañ dem ba israéliens yi bugguma ci àgg dañ dem ba wër leen ndombo donc Mahmoud Abbas est fragilisé léegi Hamas réconciliation bi ñu waxoon dem nañu ba ci cappaandaw ji rendre compte que ni piège lañ leen doon teg parce que
dañu ni woon ñu déposer seen arme te bu ñu déposer seen arme kenn du am ku xeexal palestiniens yi ñu bañ loolu bi ñu amee bi ñu bañee loolu kooku xëy na bokk na ci élément extérieur yi nga xam ne nii moo précipité décision bi nga xam ne nii moom la Trump jël. ma ngoog ñu di ko jaajëfal bu baax wax dëgg neex yàlla waxtaan bi am na solo mais waxtu bi moo ñu xaw a xoj Alpha Wali Diallo may fàttali ni spécialiste nga relation internationale jaajëfal nañ la bu baax a baax. ci wisi bi xibaar yi ñu wëyal ko dem ba fële ca Ndar Géej ak liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbalit ma te kër googee ñuy wooye Robotech daal di leen di jël ñoom liggéeykat yooyu nag ña ngay sàkku daal ñu fay leen seen juróomi weeru payoor yoo xamante ni kër ga yoral na leen ko nee nañ nag lu ko mooy daanu yëngu-yëngal ba ñëpp nag yëg leen fa fee ca diwaanu Ndar Géej ñu teewlu ca Asña moo wax ci seen tour ci micro Ousseynou Diop. danoo aju ci benn société bu wax Robotech Aliou Mané moo ko jiite Aliou Mané nag dañuy jaay doole te Sénégal gi fii réewu loi la di ñaan it ki nga xam ne autorités yi nekk fii ci Ndar ñu taxaw ci suñu mbir ndax nag ñun nit mënut a jóge fële ci kaw ñëw fii di ñuy jaay doole ndax dañuy liggéey 5 mois yoo xam ne dafa lànk ba ñu ko fay ba pare ay lépp loo xam ne dañ fa ñëw pour fi yoon yoo xam ne dañ fa war a jaar pour mën a xam ci lan la nekk yëpp la tëj mënuñu fexe ba jot suñu salaire ñun nag lii lu mel nii rek moo waral nag nit ñi di génn di dem feneen di fa daj yeneen i coono te mënuñoo ne ku nekk ci Sénégal te nga mën fay liggéey am fay teraanga te ñun ñuy liggéey fii ci Sénégal génnuñu Sénégal te buñ fa li liggéey mënuñoo lànk bañ ñu ko fay kan nag kan kay génn mënoon génn feneen rey fa seen bopp ñu ngi rey seen bopp di génn di rey ji seen bopp lu mel nii doo nga tax te Sénégal da ngay ko xool fii suñu maire dañ nekk ci kaw télé bi di liggéey bu ñuy liggéey fii ba 8 heures ba 2 heures ñu ngi ci kaw ci naaj yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci feebar ñu ngi ci hôpital tëdd amuñu sax luñ fajoo te suñu xaalis lañuy passer ci mbedd yi te loolu lan war a seet xoolaat ko ku ñu fay suñu salaire rek lañ bëgg ñun ku ñu fay suñu salaire Aliou Mané nañu fay suñu salaire Aliou Mané jaam nañu jàpp te ñun du ñuy jaam Aliou Mané du ñu jaamam ñun suñu salaire rek ab lañ bëgg ci moom. ñu dellusi fii ci Ndakaaru dem ba ci banlieue ba wax nag ci yenn ca kër docteur yi nga xamante ne ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe ñu ni jafe-jafe rawatina ak ci wàllu évacuation muy nag aji tawat yi nga xamante ne dañuy sonn lool ñu war leen a rawale yóbbu leen ci yeneen i barabu fajukaay ne nañ ambulance ya fa ne boo fayul doo ca dugg loolu nag nekk loo xamante ne yéeme na liggéeykat yu bootu ci SUTSAS ña ngi koy naqarlu ñoom nag amaloon nañu ab ndaje mu yaatu di sàkku rek ci kilifa yi ñu jël nag centre de santé yooyu muy bu Kër Massar ak Yëmbal Nord def leen nag ay hôpital niveau 1 dañ ci ànd ak Salif Sow. district bu gën a rëy ci région bu Dakar amul bloc opératoire kenn du fa opéré centre de santé bu Kër Massar bile kenn gënu koo tawat li gën a néew sax mënu ko mooy évacuer ñi nga xamante ni ñooy way tawat yi yóbbu leen ci yenn l'hôpital bu ñu sonnee ba sonn fii balaa ambulance bee départ da ngay fay ba noppi yow malade bi. wàllu Kër Massar. parce que tey jii Kër Massar depuis 7 ans mi ngi évolué depuis 2010 lañ créé le centre mais gisal ngeen ko seen bopp lu fi yokk bariwul li ñu soxla tey jii mooy ñu ériger ko en un hôpital de niveau 1 parce que population bi soxla na ko parce que Kër Massar ni mu toll mënu am bloc opératoire seulement pour def des césariennes loo xam ne du intervention wu dara ñuy jël jigéen ñi di wër ak ñoom fu nekk loolu tamit jafe-jafe la ci askan bi. def centre de santé bu Kër Massar ak bu Yëmbal ay hôpital de niveau 1 loolu le syndicaliste yi la bëgg. ndaxte nee ñu bërëb yi lee dañoo seetlu ne askan wi daf fee takk lool. tey jii bu ñu ko defee hôpital de niveau mu am conseil d'administration mu am autonomie financière am na loo xam ne ñi fi nekk personnel bi dootuñu waxati ay ASC mais hôpital bi moo leen di jël en charge Yëmbal bële nga xam ne aussi noonu la rëy ñu tabax ko mu am buanderie am cuisine qatariens yi def ci xaalis ba ñu tabax ko ba mu pare ñu bëgg ko def centre de santé loolu la ñu ne déedéet dañoo bëgg ñu def ko EPS def fii EPS ñu mën a évoluer tu ubbi ko mënatuñoo ko ne daal ci situation ci conditions yi ñuy liggéey bëgg nañ très bientôt daal hôpital de niveau 1 au niveau de Kër Massar. waar wi lenn li waa mairie yi lee lañ ko daggal SUTSAS ne dañoo soxla ay liggéeykat yu ñu tàggat te leen di dàmp bu baax. poste de santé wala centre de santé bi li fi nekk ci personnel étatique mën nga leen compter te li fi nekk ci poids de travail charge bi personnel bi koy supporter ñooñu kenn jëlu leen du mairie du état. te loolu soxla nañ ñu recruter leen te bëggatuñu nag ñuy recruter suñuy nit yóbbu leen feneen bu ñu leen recruter nañ leen ko fi bàyyi parce que les besoins sont là. li ñuy woowee wàllum urgence maanaam malade yi nga xamante ni dañoo sonn ñu mën leen évacuer faj leen ci na mu gënee gaaw ak it fajum cosaan réglé ko ba mu ne coach moom moo tax a jóg syndicaliste yi.
démb ca assemblée nationale sax jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk nag wàllu wér-gu-yaram ma nga fa woon moom moomee di Abdoulaye Diouf Sarr député nag yëkkati ay kaddu ay laaj jëm rek ci maanaam liggéey bi nga xamante ni war nañ ko def ci wàllu wér-gu-yaram ndax gis nañ ni ba nëga ni am na lu des démb nag la ñu doon wote budget bi nga xamante ni nii jëm na ci ministère de la santé ñu ne nag ëpp na téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci atum 2018 kon lu toll ci juróomi milliards moom moo toftalu ci budget ren ji Cheikh Hassana Fall ci leeral. 9 milliards 487 millions loolu mooy budget bu yees bi ñu jox ministère gi yore lépp lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram ak action sociale ci atum 2018 yi ab budget boo xam ne député yi adopté nañ ko tey yaakaar ne dina mën a andi saafara ci jafe-jafe yu am ci bile secteur parlementaire yi fàttewu ñu wax Abdoulaye Diouf Sarr na def lépp lu mu mën ngir mën a jàppale structure sanitaire yi nekk ci biir réew mi ndax yenn zone ci biir réew mi amuñu sax hôpital wala sax suñ ko amee équipement bi fa nekk doyul ñi ñaax ka tamit ngir mu gën a farlu ci xeex gu muy xeex lépp lu jëm faux médicaments yi dugg ci sunub réew te taxaw ba lii di fracture sanitaire gi am ci diggante àll gi ak dëkkum taax yi mu nekk loo xam ne day wàññeeku ba médecins yi mën a dem ci àll ba député yi ti fàttali Abdoulaye Diouf Sarr war naa def lépp lu mu mën ngir réew mi gën a am ay médecins spécialisés ndax ñàq nañ fi loolu mu am yokkute gu tolloog 5 milliards 964 millions kii jiite ministère de la santé ak action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr xamal député yi ne dina def lépp lu mu mën ngir plateau médicalu Sénégal gën a jëm ci kanam ba képp ku yeewoo ci réew mi saa yu soxlaa faju rek gis médecin yi ci wetam. ñu dellu ca Ndar wax nag ci wàllu njàng meek njàngale ma rawatina ak baccalauréat ren ji am na nag ab lël bu ñu fa amaloon lépp rek ngir xalaat ci matuwaay yi ñuy jël ngir nag baccalauréat bi jaar yoon lépp ngir gën a moytandiku la xewoon nag ca bakub daaw ba ak fuite yooyu nga xamante ne amoon na ca jëwriñ ji dénk njàng mu kawe mi di Mary Teuw Niane ma nga foofee nee na nag office bu baccalauréat dinañ ko gën a dooleel nag noonu dinañ samp rek ab commission nationale boo xamante ni moom mooy saytu kon examen yi Mary Teuw Niane ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. ñu xoolaat bu baax lépp lu jëm ci organisation baccalauréat bi nan lañu ko mën a defaree bi dëgëral ko ba nga xam ni tolof-tolof yi amoon dootul amati wala dana jafe ñu am beneen bi moo di office du baccalauréat bu ñu koy taxawal boobu benn université moo amoon fu mu nekk nii dafa galanu diggante ministère bi ak université de Dakar mais réew mi léegi jóge nañu ci ñaari université dem ci juróomi université léegi ñu ngi ci juróom-ñetti université publique waxuma sax privé yi bon war nañu soppi kër googu dañu teg kuréel bu mag boo xam ne dafa war a xalaat bu baax a baax baccalauréat bi ndax baccalauréat bi du rek mbiru daara yu kawe yi déedéet éducation nationale di ci am turam formation professionnelle dafa ci am député yi au conseil des collectivités territoriaux conseil économique social jàngalekat yi syndicat yi parents d'élèves ak étudiants yi entrepreneurs yi commission boobu danañu ko taxawal mu liggéey mu jël temps bi mu war a jël mais mu bañ a tamit yéexal. ñu wax ci wàllu musique gannaaw Saraba di albumam boobee Aïda Samb génne nag ñaareelu album woyal ma lu ko duppee album boobee nag juróom-ñetti morceau ñoo ci nekk mu ànd ci ak ay woykat ku ci mel ni Pape Thiopet ki ñu naan Hakim ak Wizkid mu nekk nag kon niñ ko waxee rek album boo xamante ne ni way na ca mbalax waaye tamit way na ca wayu cosaan ay sutupay album bu bees juróom-ñetti titre ay thèmes yu bëri nag mu def ko ci biir album bi lu ci mel ni mbëggeel woyal ma nag nekk benn mélange yu mbalax ak ay envolée lyrique traditionnel ba nga xamante ne Aïda Samb encore une fois mi ngi imposer style boo xamante ne style boppam. morceau mbëggeel bi mooy dégg naa ku ko dégg xam ne c'est une chanson bu nga xamante ne dama ko déjee sama ay amis d'enfance yow rek. fii nag ku fi nekk ci àdduna am na ku nga xamante ni bëgg nga ko ci sa xol te moom rek nga bëgg donc morceau boobu moo tax ma tuddee ko yow rek ku déglu album bi di nga xam que ni Aïda Samb yokkaat na ci maturité. Aïda Samb lépp lu mu mën a def lépp lu mu mën a woy musique traditionnelle dina ci nekk parce que loolu moom mooy sama base te tey ji musique traditionnelle moo ma yóbbu ba ma gagné Kora Awards. surtout Sambara Jabare Samb bi nag ci albumam bu bees bi jël ay invité yoo xamante ne
ñoom la àndal ngir gën a ñoŋal ay wayam. jéem nañu wutaat lu seetaat feneen tibbaat feneen pour que album bi nekk album mu nga xamante ne album mu couleur lay nekk dinañ ci gis façon musique bu nekk wan sénégalais yi que ni Aïda Samb du musique traditionnelle rek lay def te tey jii yàlla def na ne musique traditionnelle mooy sama base mënuma def lenn lu nga xamante ne nii amul tey musique traditionnelle mais tey jéem nañu wutaat lu seetaat feneen tibbaat feneen pour que album bi nekk album mu nga xamante ne album mu couleur lay nekk. donte nag emploi du temps wu Aïda Samb dafa chargé bu baax moom nag li mu wax mooy ne carrière u chanteuse am du ko bàyyi benn yoon. ji aussi bi album wayal ma génnee dinaa si liggéey pour sama parce que ñëpp xam nañ que je travaille avec un label le label Prince Art donc Super Étoile mën naa ne à part man lu may def muy sama carrière solo Super Étoile école la pour man boo xamante ni dama fay dem pour gën a am xam-xam mais mënuma yàqal dara ci sama carrière solo. bu mu génnee Saraba ak léegi mat na juróomi at woyal ma nag judd na ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre nag dinañu def soirée de lancement bu album bi de. kon ñuy jéggalu ci bàkk boobee mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen sant leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dig na leen dajee 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.